mbokku déglukat yi asalaamaaleykum juróomi waxtu mooy soog a jot ci njool takkusaan bi li gën a fës ci xibaar yi fas yéene ko faram-fàcce jàppante tey tari amoon tey ci ca Touba Toul nag diggante ñii di nag ambulance ak tamit ñii di takk der yi li ko war rek mooy tere gi ñu tere dajaloo yi dañ ci ànd kii di Babacar Ndaw ci njëlbeenu xibaar yi leen fas yéene faram-fàcce ba tey des ci wàllu luuma yi ak tamit Liberté 5 dañ ko tere tey ji nii jot nañ sax teg loxo ay nit dañ ci ànd kii di Josette Biagi Kalien tey ji nag yëf yi dafa gën a tar lool ci wàllu mbas mi yokk fukki nit ak ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan ñetti téeméer ak ñaar fukki juróom ñetti ko am ci wopp suuf di coronavirus muy guléet dañ ci ànd docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mi yor nag wàllu prévention bi déglu sax catat gën ak xibaar dalal ci nag kii di adapuy xamàcc lu jëm ci wàllu woowu noonu du ñu fàtte tamit lu jëm ci wàllu taxawaay mbas mi ci Ziguinchor ak tamit fële ca Ndar rek université Gaston Berger bi ak tamit accident bu métti bi amoon tey ji nag ñaar nit bu ñàkk seen bakkan juróom-ñaar am ci ay gaañu-gaañu yu ñett yi nag juróomi nekk ci ay situation yu méttee métti na ànd ak kii di Babacar Sow tey ji samedi la wax sa xalaat amul tem sopp nañ ci muy gàtte tegu ci teggin Alioune Badara Socé moo nekk ci wàllu xarala. El Hadj Malick Ndiaye. Socé mi nekk si wàllu xarala gi jàppante yu tar mu amoon tey ji nag ci diggante takk der yi ca Touba Toul ak tamit marchand ambulant yi ca luuma bi amoon nag foofu nag ab luuma ko doon li taxaw nag jàppante moom mooy tere gi ñu tere nit ñi dajaloo jaaykat yi ne duñ ko nangu ëllëg dañ ci ànd kii di Babacar Ndaw muy ay jàppante yu ñu nemeeku tey ji si diggante ay takk der yi rawatina gendarme yu xombal Thiénaba ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëwoon ngir jaay ci marché luuma bi am si Touba Toul samedi bu ne moo ne de sax kilifa yi si xibaar yi ñu jot rawatina sous préfet bu Thiénaba def na démb ay communiqué wax lii di luuma bi du am tax nag gendarmerie bi ñëwee ñoom si force lañ leen fa mujj jëlee tax na sax loolu neexul woon lenn si ndaw Touba Toul yi nga xamante ne dañoo mujj jël ay xeer daal di ko sanganteeg gendarme yi ñu bare naqarlu nañ ko bu ñu nemee ko ne foofu yi di Touba Toul dëkk jàmmale ba tax na sax ñu bari ñu ko fekke woon rawatina kilifa dëkk ba naqarlu nañ ko ñaan ak ñi nga xam ne ñooy way takk der yi ak kilifa yi ñu xool nan la ñuy jëfee mooy dogalu nguur ngir xeex tey ji lii di mbas mi di Covid 19 biir Thiès jàpp nañ ne ba léegi alkaati yi ak takk der yi ñu ngi def tout ngir nit ñi takk seen masque rawatina ci transport ak bërëbu jaayukaay yi waaye ba léegi yombul ñu bare ci biir marché central takkuñu masque ñeneen ñi booxante bi bare na ñeneen ñi nga xamante ne it ba léegi ñu ngi wéy di amal seen ay xew-xew muy ay communion ngénte wala takk ñu ngi koy amal rawatina si njeextalaayu bés bi si biir commune bu Thiès Nord foofu nag ay ndaw biig rek si ñetteelu guddi couvre-feu bi génnaat nañu taal ay pneu si route nationale numéro 2 bi tolloog quartier bi di taxi kaw Babacar Ndaw Thiès Sud FM. jërëjëf Babacar Ndaw ba tey ci wàllu xibaar ñu des nag ci marché luuma yooyu te Liberté Cité ji nag dañ ko tere li ko war a rek moom mooy dajaloo gi ñuy dajal tere gi ñuy dajal nag nit ñi dajaloo jaaykat yi nag maire bay futtu gendarmerie sax te woon am fu ñu teg ay loxo dañ ci ànd ak kii di Josette Biagi Kalien Josette Kalien dañ ci àndaat ak moom ci yeneen ni xibaar ci li nga xam ne rek moom moo jëm nag ci tey ji jàpp fële ca marché luuma bi ak tamit jàppante amoon ci Liberté 6 ci takk der yi ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk nag ñi yëngu ci wàllu njënd ak njaay mi dañuy tere nag fi mu toll nii dajaloo yi ñoom kat bëgg nañ nag kin jàpp ñu daal di koy bàyyi Josette Kalien lañ ci àndal. jaaykatu marché luuma yi dañoo mer ba futtu noonee sax ñu joxante daje ca rond-point Liberté 6 ak li ko wër ngir ñaxtu ni leen autorité yi dul bàyyee xel loolee tax ñuy wax déedéet ci décision yi nga xamante ni dafay ànd ak parparloo yoo xamante ni ñoom ñoo si sooxele saa su ne Fatou Mbow présidente bu jigéen yu nekkee ci marché hebdomadaire yi. virus bi bu ñëwee rek marché luuma yi la ñuy tas duñ tas yeneen marché yi te man yaakaaruma ne marché luuma rek la virus bi di ñëw bàyyi asalem bàyyi Sandaga bàyyi marché Thiaroye virus bi fépp lay wër kon nag waruñoo tas marché hebdomadaire yi ba pare di bàyyi ñi ci des virus bi mu njëkkee ñëw ñoo arrêté ñu toog ci suñu kër yi Sandaga di liggéey Castor di liggéey te ñooñu ëpp loolu buñ ko xamee ne arrêté nga ko ñooñu da nga koo rey mooy ni amul dara ñun loolu la ñuy tund nga jël nag ñi nga xam ne ñoo am moyen ñu liggéey ñu amul moyen nga ne leen du ngeen liggéey 2 pas 2 mesures boobu moom laa àndul ñun ànduñu ci loolu. ni réew mi méttee ci jamono yi loolee tax ñoom benn mbir dong la ñuy sakku moo di liggéey. bu ñu xañ suñu liggéey tant que ñu ngi liggéey doo ñu dégg te fii ay bachelier ñoo fi nekk ay maîtrisard ñoo fi nekk ay veuve ñoo fi nekk dégg nañ nag ne décret bi 12 jours la ñu ngi lay ñaan 12 jours yooyu bu jeexee bu ko renouveler ndax boo ko renouveler catastrophe ngay indi kenn du lekk kenn du naan 3 mois yi nga ci tëjoon bi ngay joxe say ndimbal ñun bokkuñu ci te ba tey laajuñu la ko ndax ñun ay gor
lañ liggéey lañu gëm ba nga ñoo bàyyee dañoo continuer suñu liggéey kenn dégguñu. loolee tax ñuy lancer appel njiitum réew mi ngir ñu mën a diisoo ba mën a moytu ñetti weer yi nga xamante ni toogoon nañ ko fi ci vague bu coronavirus bu njëkk bi. dañ koy ñaan ay njabootam lañ moom njabootu picc la yor njabootu picc mooy koo xam ne boo xëyee naaw boo gisee ceeb caf ko boo gisee dugub caf ko boo xëyee boo di jotee nga dellu ko am njabootu picc la nga xam ne njabootu picc nga yor nañu yërëm ñun daal loolu rek lañ koy ñaan président de la république Macky Sall yow la ñuy ñaan ñu ngi la koy ñaan. ñu dajaloo ca buntu makkaanu Walfadjri yile jaaykat ci marché luuma yi ñooy sàkku ñu bàyyi Aline Sakho di kenn ci ñoom te force de l'ordre yi teg ko loxo. am na nag ku ñu jàpp ci ñun te kooku deful dara lu dul nañ taxaw wax suñu doléance looloo tax ñu jàpp ko tojul kaar lakkul pono deful dara. ñu wax ba tey ci mbas moomu sax tey ji dafa gën a law ndax ñetti téeméer ak ñaar fukk juróom-ñett ñu am wopp si di coronavirus ñuy jàpp ne kat fukki nit ak ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan yi fi gën di takkarnaase ba léegi leeral ak kii di El Hadji Mamadou Ndiaye nekk directeur de la prévention ñu déglu ko mu indi ci ay leeral. ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróomi test yi ñu def ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak ñaar fukki cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñett ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fu ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee. Kaolack am na ci fukk ak juróom-ñett Touba am ci fukk ak juróom fukk ak ñett ci Dakar Plateau juróom-ñeent ci Mariste ak Ouakam juróom-ñett ci Yoff juróom-benn ci Almadies Mbour ak Parcelles Assainies juróom ci Médina Rufisque Saint-Louis Thiès ak Tivaouane ñeent ci Fatick Guédiawaye Liberté 6 Mermoz ak Ouest Foire ñett ci Amitié 2 Gibraltar Koki Ñaari Tali Nord Foire Pikine ak Sacré-Cœur ñaar ci Cité Soprim Dieuppeul Diourbel Fann Résidence Guinguinéo HLM Grand Yoff Liberté 3 Patte d'Oie Point E Sud Foire ak Ziguinchor benn ci Amitié 3 Bambey Cité Apix Cité CPI Cité Keur Gorgui Derklé Diakhao Diamniadio Grand Dakar Hann Bel-Air HLM Grand Médine Joal Kaffrine Keur Massar Kédougou Khombol Liberté 1 Liberté 4 Liberté 5 Linguère Louga Mamel Mbacké Mbao Mékhé Sakal Sicap Karab Tamba ak Thiadiaye téeméer ak fukk ak ñaari malade ci ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñaari malade ñoo nekk réanimation fukk ak ñett ñoo génn àdduna ba su démb ajjuma juróom-ñetti fan ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak benn ci cas positif ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak téeméer ak ñaar fukki ak juróom-ñett wér nañ si ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak fukk ak ñaar ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ba tey ci wàllu la ñuy des ak tamit lu jëm ci état d'urgence ak wàllu couvre-feu bi li ñuy tere nag ci jënd ak njaay ci wàllu marché gi ni mel te nguur gi daal di koy jël kii dina keneen def jël daloon ñu koy jël ki wax la moo di ADEPUY nekk expert en coordination humanitaire wax na kat fi mu toll nii ñi jiite nguur gi nag bàyyi xel bu baax a baax ci lu jëm nag ci wàllu kon lii nag ñàkk seen bakkan ci wàllu feebar boobu dañ déglu sax ADEPUY ci tax xibaar moo na nekk suñu ganu kër ñu des ba tey ci mbas mi ak tamit ca Sigi Coor nag ñu ci taxaw teem autorité nag jóg ci taxaw teem xeex ak moom préfet bi nag fi mu toll nii bëgg na askan wi sàmmonteeg li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu mesure barrières yi Pape ci Dramé lay uyoo ñu déglu mu ni ci leeral ci micro Ignace Ndeye. li fi nekkoon ci farlu rek ci farlu parce que àdduna aussi ci jàmm ngay waajalee safaan bi te ci loolu gis nañ ne am na jàngat bu ñu def ci li nga xam ne mooy gestion bu njëkk bi wala comme ni ñu koy wax faral di waxee du moins ñi nga xam ne c'est des initiés en la matière mooy la première vague. mais lu ci mën a am daal mooy ñu xam ne déjà am na lu ñu amoon ci dund te it également à partir de là aussi am na lu ñu war mooy ñu jàngate ci xool nu ñuy gën a defaraate suñu toogaay ba ñaareelu xaaj bii ñu sumb mu doon loo xam du ñu jeexital ci suñu dundun ndax gis nañu li xew Dakar ak Thiès te bëgguñu ñu dund ko comme que bëgguñu dund ko nag il faut ñu defarluwaat boo ko defee jéem a teg ay jéego yu dëgër. jéem a ànd ak kilifa ci li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg lëkkaloo ci ak moom jéem a nas ay pexe yoo xam ne aussi dana tax
lépp loo xam ne matukaay ñu mën ko jël ba nga xam ne fi situation mu toll nii tey ñu koy rafetlu lool mu doon lu ñu maîtriser mu doon loo xam ne aussi du ëpp loxo ndax loolu tant que mi ngi am ça veut dire que Ziguinchor dana wane xar-xaram bu rafet et puis également dalal xelu kilifa yi ñu xam ne aussi li fi amoon am na naam waaye nag du fi amat. je pense que loolu mooy li gën a am solo te je sais que ña nekkoon tey ci réunion bi yëpp muy góor mag xale ñii nekk délégué de quartier ñii nekk ay responsable de mouvement associatif ñii nekk également yëngu ci wàllu transport ñii aussi également yëngu ci wàllu karange en tout cas daal ak aussi les maires ñoom ñëpp ànd nañ ci loolu daal te xam nañu ne bu soobee yàlla daal wala am nañ ci yaakaar que ne situation bi incha allah dañ nekk sous contrôle et puis lépp aussi également sukkandiku ci li nga xam ne aussi mooy arrêté bi ma wax sànq ci nasaraan arrêté buy féddale wala dëggal li nga xam ne mooy mesures yi te arrêté boo xam ne aussi dañ ci war a sukkandiku comme ça masque bi ñu mën di ko sol mu doon suñu njëriñ ndax bu ñu ko defee yàlla mën la def ñu mucc te lépp loo xam ni dañ fay jaay di jëndante lépp loo xam ne fépp foo xam ne aussi administration la ak it également sur la voie publique nga nekk ci mbedd bi aussi di dox yooyu yëpp ak aussi également nga dugg ci oto en tout cas daal moyen de transport bu mu ci mënta nekk loolu daal mooy solo si. loolu mooy solo si ñu jëm nag ci takk masque yi ci université Gaston Berger respect mesures barrières yi doon sax jël ne ay matuwaay lépp waaye nag étudiants yi nag ñoom am na ay jafe-jafe tar ngeen sàmmoonteeg loolu Babacar Diong moom mooy secrétaire général bu commission sociale des étudiants bu Saint-Louis ci micro Adja Ndeye Mariam Ndiaye. il faut ñu nangu d'abord ne autorités yi jéem nañ ci ndax am nañ yenn matuwaay yoo xam ne jot nañ ko teg ci bërëb yi ñuy dajaloo ngir dimbali étudiants yi ngir ñu respecté yenn mesures yi waaye boo xoolee fi ñu ko def tamit du fenn fu dul université muy bërëb boo xam ne nit ñi dañ fi bëri te ëpp fi ci liñ fi war a doon donc moo waral nag de temps en temps du ñàkk yenn mesures yi nit ñi bañ ko mën a respecté strictement même bu dee ñu ngi sentir que ni effort mu ngi am ci étudiant bu nekk ngir xëy ji matal loolu nga xam ne mooy jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ leen tegal ngeen ñu mën a respecté mesures barrières ngir xeex mbas mi. léegi ndax yéen fu mu nekk nii yaa ngeen di jël seen matuwaay ngir fexe rek ba ndongo yi mën a respecté mesures barrières yooyu. waaw ñun de saa su ne ñu ngi ci ndax boo xoolee commission sociale moom bi mbas mi tàmbalee ba léegi li jëm ci sensibilisation ak xool lu ñuy dimbalee nguur gi ngir ñu jóg ci feebar bi ci la dëkk donc moo waral muy support de communication yi ñuy def muy vidéo de sensibilisation yi muy activités yi waroon tenir sax des fois sussoir ko parce que benn notu recteur day génn wala benn notu directeur du CROUS day wane à combien la commission sociale mu ngi jéem a fexe di fàttali étudiants yi ni mbas mi mu ngi fi ba léegi dañoo war a jël suñu disposition. wax ci ba tey gestion Covid bi ci wàllu école yi loolu nag ñu bëri nañu ko ñaaroot na syndicat G20 moo tax sax ñu bëgg na ministre bi njëkk wàllu éducation bi njàng mi nag mu bàyyi bu xel bu baax baax ci li jëpp lépp loo xam jëm na nag ci wàllu strict mesure barrière ñu sàmmonte ak moom Mamadou Tamba lay wuyoo mooy coordonnateur bi ci micro Ndeye Mariam Ndiaye. G20 syndicat jàngalekat yi moo dellu si waat encore di fàttali préavis de grève bu mu déposé woon 17 décembre bi passé le 17 janvier bii di ñëw lay jeex fàttali ñëpp ni bu jeexee G20 am na sañ-sañ jëfee li nga xamante ne moom la yoon may pour ngir gouvernement bi am indi ay saafara si li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yu mu nemmeeku te mu lim ko si plateforme revendication bi mu boole si préavis de grève bi. G20 tam mu ngi fàttali ni bu fekkente ne si li ñu gis tey feebar bi di law di gën a law te di gën a garaaw kaay di gën a bëre dee bi gën a bëre lépp gën a garaaw bu fekkente ne ministre bi nga xamante ne wane na au moins ni ay limitam si wàllu gestion crise bi si école yi bu fekkee ne boobu ministre saafaraw li nga xamante ne jàngalekat yi ñu koy laaj si li nga xamante moom lañ tuddee protocole sanitaire ak protocole pédagogique bi G20 dina woote grève pour aar jàngalekat yi ak élèves yi aar aussi également famille maanaam parents d'élèves yi ak famille parce que lu yendu école si kër yi lay fanaan lu fanaan kër yi si école yi lay yendu donc ñaar yooyu ñoo bokk ba tax na bu fekkente ne école tollu na boobu tolluwaay bi nga xamante ne tey boo jëlee téeméer si population sénégalaise bi lu jege fanweer ay élèves nañ donc caaxaane loolu nga xamante ne mooy gestion Covid 19 bi si biir école yi loolu fooyee réew mi la loolu sabotage la niiru
ba tey ci wàllu xibaar la ñuy des ginnaaw fukki simili ak juróom moo toftalu ci juróomi waxtu ak tamit accident boo xam ne am na nag ca département bu Tivaouane ñaari ñoo ñàkk seen bakkan juróom-ñaar am ci ay gaañu juróom nag gaañu yu métti la ñu am accident bi nag mu am cekkel camion nag moo daw ba mbëkk nag ay ñaari ndongo dañ ci ànd ak kii di Babacar Sow. yoon wi faatati na ay doomu aadama ñaari nit yoo xam ni dañoo ñàkk seen bakkan fi saa si ak juróom-ñaar yoo xam ni mën nañ ci lëm juróom yoo xam ni gaañu nañu gaañu yu metti loolu la ñuy jàpp ci accident bu metti bi nga xamee ni am na démb ci guddi ci booru 8 heures diggante kel ak ndànd ab camion bi nga xamee ni dafa yëpp jën jóge woon Ndar moo daal de falaxe benn groupe boo xam ni bii ay élèves lañu yu nekk ci lycée bu kel daal di cay faat ñaar ci saasa balaa muy mbëkk benn garab ñu mën cee lim benn jigéen bu nga xamee ni amoon na lu toll ci ñaar fukki at ak ñaar dëkk ci bët forage ak keneen koo xam ni kii moom itam am na ñaar fukki at ak ñaar mujj ñàkk seeni bakkan suñ sukkandikoo ci villageois yi nga xamee ni fekk nañu accident bi nee nañu daal borom camion bi daf doon daw bu baax a baax balaa muy wàcc tali bi mbëkk groupe xale yu jigéen yooyee di xale yu jigéen yoo xam ne yi dañu wàccoon jóge ci lycée ba di ñibbi seen kër dawalkat bi moom itam am na ay gaañu yu metti ñu jëkk ko yóbbu ci l'hôpitalu Ngaye Mékhé balaa ñu ko yóbbu fële nga xam ne moo di ca Ndakaaru yeneen juróomi jigéen yi nga xam ne itam am nañu ay gaañu ci accident bi ñi ngi ñu yóbbu ci l'hôpital bu Ngaye Mékhé Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokk ak yéen fii ci Ngaye Mékhé pour Sud FM. jërëjëf Babacar Sow ñu wax tamit ci ginnaaw ñaari ay bés nag ginnaaw accident boo xam ne amoon na nag ko ñàkkoon seen bakkan ci section Tambacounda des pharmaciens du Sénégal nag bëgg nañ li nga xam ne mu ngi bàyyi xel ci wàllu sécurité ak lu ni mel docteur Samba Salif Diallo ñu déglu ko ci ay leeral li mu bëgg nag ay patrouille li mel ngir rek ñu gën leen a aar ron na ci ay brigade routière ñu déglu ko ci micro kii di Boubacar Tamba. nan lañ koy changé mooy motaar yi ñu gën leen dooleel boo jëlee par exemple 50 kilomètres yu nekk motaar yi di def aller retour ci kaw tali bi bu boobaa dinaa xam ne que dans 5 minutes wala dans 10 minutes mën naa tase ak motaar donc dinaa def ndànk mais su ma xamee ni man mën naa daw 50 kilomètres wala 100 kilomètres amul benn gendarme bu nekk sama kii affaire yooyu et que su ma jubee par exemple fi ma xam ne wóor na ma ni mu ngi taxaw foofu damay arrêté damay def ndànk daw 50 kilomètres à l'heure ba dépassé ko après continuer def samay toj yi am ci kaw tali bi dafa jéggi dayoo man yaakaar naa noonu rek lañ ko mën a defee tey bu ñu defee entre Tamba ak Koussanar benn brigade benn équipe buy def aller retour de motard entre Koussanar ak Koupentoum aussi ñu def la même chose benn équipe buy def aller retour entre Koupentoum ak Kaffrine aussi ñu def même chose ñu continuer noonu brigade motard yooyu nañ leen dooleel ñu nekk fréquemment très présent sur la route man yaakaar naa noonu rek la mën a demee et bon nit ñi aussi nañu yar seen bopp nañu def ndànk parce que boo nekkee fii di doubler ay ainsi de suite yor ay camion ñëw dal ci kenn koo xam ne moom peut-être moom dafa doon dawal respecter li muy dawal mais yow nga jóge fële doubler en 3e position ci benn virage ñëw dal ci kawam yàq ko moom yàq njabootam ak yooyu yëpp loolu vraiment dafa doy waar tiitlu na trop Boubacar. ñu des ba tey ci wàllu xibaar tamit xeex ak lu jëm nag ci wàllu tracasserie yi ci li nga xam ne ñoo jëm nag ci frontières yi ak tamit wàllu procédures yi lu jëm nag ci circulation libre circulation lekk loo xam ne waxtaan nañ ko nag ci Ziguinchor rawatina ak takk-der yi ak nit ñi ci ñetti dëkk yi muy Guinée-Bissau Gambie ak tamit Sénégal waxtaan nañ nag ci loolu bëgg nañ nag mu nekk CEDEAO des peuples dañ ci ànd ak kii di. ñii di police des frontières douane yi nekk ci réewum Gambie Guinée-Bissau ba ci Sénégal ànd ceek ñi nga xamante ni ñoom ñooy transporteurs yi daje nañu fii ci diwaanu Ziguinchor pour xàll nag yoon jàmm ci lépp lu jëm ci wàllu circulation ci frontières yi loolu nag pour acteurs yi ñu xool nan la ñuy uniformiser lal ay pexe pour lépp mën a nekk benn ci ñetti réew mi ci lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk bi nit ñi ak lépp lu jëm ci wàllu bagage ci li nga xamante ni moom la ñuy faral di jànkonteel mu di ay jafe-jafe ci dem ak dikk bi ci wàllu frontières yi frontière bi ñu jàpp ni sax dafa war a nekk trait d'union ci réew yëpp naka la ko kii di Souleymane Baro chargé des programmes ci Endakasi daal di xamle. mais également dañ ne transporteurs yi ak commerçants il faut que ñu former leen pour ñu xam comme ça bu fekkee ne da ngay dem ci beneen dëkk bi déjà nga xam ni boo demee ci frontière bi lii ak lii moo la ciy xaar donc loolu naka ngay mën a def pour nga mën kaa régler mais aussi policiers yu nekk ak douaniers yu nekk Gambie Guinée-Bissau ak Sénégal ñu mun leen mettre ensemble pour ñoom ñu mun a waxtaan pour ñu mun a harmoniser seen procédure de contrôle seen procédure d'enregistrement ak seen procédure douanière ñoom ñetti kuréel yooyu bu ñu ko amee rek je pense que usagers yi ñoo ciy mën a bénéficier wu. CEDEAO des peuples li ni mel le mouvement bi di vision citoyenne bëgg mu am naka la ko président am daal di xamle jàpp ni mu ngi ñaawlu bu baax a
a baax li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi ñenn ñi di jànkonteel suñuy tukki di dem ci yeneen réew yi Madia Diop Sané. parce que CEDEAO des peuples boo ko dëkkee mooy CEDEAO bi nga xamante ne ñëpp ñu nekk bépp nit bi nga xamante ne mu ngi dëkk ci CEDEAO war na mën a di dem di voyager nu mu ko neexee di traverser frontières yi te du yëg ni frontière lay traverser mais tey booy dugg Gambie da ngay xam ni Gambie ngay dugg booy dugg Guinée Bissau da ngay xam ni Guinée Bissau ngay dugg booy dugg ci Sénégal da ngay xam ni Sénégal ngay dugg ci alors que ñu ngi wax la CEDEAO ñu ngi am ñun ñëpp benn carte d'identité bi nga xamante ne moom mooy wone ñun ñëpp benn lañu mais boo xoolee sur le terrain wax dëgg yàlla li am maanaam li am ak lu ñuy wax nekkul benn dafa méngoowul benn yoon donc ñuy ñaan voyageurs yi nga xamante ne ñoom ñooy dugg di voyager dans la CEDEAO ñoom ak seen i marchandises ñu bàyyi di leen bunu xatal laata nag ñuy taxawal ay pexe pour lépp mën a ànd nekk benn jafe-jafe yi nag mu ngi wéy ba léegi di am ci wàllu frontières yi ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy tukki di jóge ci benn réew dem ci beneen réew ak jafe-jafe yu ñuy faral di jànkonteel Ziguinchor yi ñaas ndey Sud FM. ci tënk ci tàggat yaram ak tamit lu jëm ci wàllu deuxième journée ci Ligue 2 bi match yi nag commencé na 16h fi ñu doon dooral sax deuxième mi-temps yi bokk na ci nag Ñaari Tali ak Douane Mbour Petite Côte ak Jambar suba incha allah rabbi am na Casa Sport Ndiambour Génération Foot Stade de Mbour Pikine ak Gorée Lat Dior Cneps bu fa dajeek Teungueth FC Dakar Sacré-Cœur ak Jaraaf de Dakar ñoo war a sëgg ca Stade Amadou Barry ci wàllu Ligue 2 bi tamit tey ji samedi ji am na nag fi mu toll nii Caire Football Club sax moo doon sëgg ak lu jëm nag ci wàllu wàlli daan lay doon ba tey ci wàllu xibaar rek ñu wax ci li nga xam moo jëm ci Ligue 2 bi ak tamit tey ji ci Alassane Djigo am na ISO ak Guédiawaye Football Club UJ Fatick Sonacos Duc ak Renaissance Lat Dior Amitié ak Demba Diop suba nag ca Sarma Wade lañ koy wéyal diggante Linguère ak Port Autonome bu Dakar ci Fodé Wade Kër Madior ak Thiès FC lay doon lundi nag Africa pour mon foot ak Jamono Fatick ñoom ñooy sëgg ca France lu jëm nag ci wàllu 19e journée bi bokk na ci Montpellier ak Nantes Metz Nice Bordeaux ak Lorient Reims ak Saint-Étienne Lens war a sëgg ak Strasbourg Monaco Angers Paris Saint-Germain Brest Nîmes Lille Dijon ak Marseille ak Rennes war a daje ak équipe bii di Olympique bu Lyon ñaar fukki simili ak ñaar moo toftalu ci juróomi waxtu ñu ànd ak suñu gànnu kër di Adda Pouy seq waxtaan ak Adja Ndeye Mariam Ndiaye. ñu ngi ak Adda Pouy yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllu coordination humanitaire ci wàllu masu Covid 19 gi ak matuwaay yi nga xam ne moom la fi nguur gi jël ngir xeex ko ci ni mu waree nemmeeku nañ ci état d'urgence ak couvre-feu ak tamit yenn ci ay tere yu am ci wàllu dem ak dikk beeg ci biir marché yi ndax mesures yooyu nga xam ne tey jii jël nañu ko mën na tax ñu xeexee feebar bi ci ni mu waree. non ci sama jàngat parce que biir naa fi benn këyit bu leeral ne affaire état d'urgence c'est-à-dire vraiment. ñun soxlawuñ ko parce que buñ xoolee xëyle ñu ne 90% yi nga xam ne mooy économie Sénégal ci secteur informel la dépendre nga xam ne ñi yëngu ci affaire naka lañ koy tuddee maanaam dund que mu nekk mbirum jaay que mu nekk mbirum jëflante yëpp nga xool affaire transport xoolal rek li nga xam ne impact bi am ci mesure bi ñuy wax état d'urgence li ma ci xaw a jaaxal mooy ñun dañuy toppandoo maanaam li nga xam ne moo dal France problème ni mu ampleur bi mu am France nekkul ampleur bi nga xam ne moom la am fii donc fii lañ toogoon di wax ne ñooy champion parce que ñooy ñaareel dëkk bu nga xam ne vraiment am na performance ci affaire bi loolu dëgg la mais loolu wax ko yomb na mais jëf ko moo jafe parce que il faut nga xoolaat bu baax toppatoo roy sooy roy da ngay roy ci li nga xam ne dafa dëppoo ak yow sa affaire aada ak sa cosaan maanaam France ñoom ni ñu ko defee ak ñun ni ñu ko defee du warul nekk benn Sénégal boo fi demee da ngay def état d'urgence mooy di nga rey ñu bëri da nga jéem a sauver àdduna ay nit mais ci biir loolu yaa ngi reyale ay ñu bëri parce que ñu bëri tey seen dund ci guddi gi la dépendre mun nañu wane 25 à 35% yi ñuy wax économie bi lu bëri ci guddi gi lay dox. que mu nekk affaire restaurant que mu nekk affaire jënd ak jaay maanaam affaire jaay ñiy jaay daal ci mbedd mi yow gis nga ko en milieu urbain suñuy Dakar ak Thiès loolu moo ci gën am solo et que boobu moom mooy suuxal dëkk mooy tax ñi moytu yenn jafe-jafe yi nga xam ne mën nañ jànkanteel mais gannaaw loolu yaakaar naa ne que président bi am na pouvoir yépp lu ci aju yow ñu ngi fonctionné ci base 5e république maanaam liy France di doxale ci maanaam président bu am doole nekk na ci benn jamono bu nga xam ne Sénégal benn président lañu am ñu premier ministre maanaam lépp mbir yépp ci dëkk bi mu ngi dépendre ci président de la République
tey am na ndogal bu nga xam ne mun na ko may sa ala muy def affaire état d'urgence mais taxawal ay kuréel yi nga xam ne dafay jàppale nit ñi. kon Ada Pouye bu ñu déggee bu baax say kàddu dafa mel ni kon mesures yooyu nga xam ne moom la njiitu réew mi jël dafa mel ni du mesures yi nga xam ne tey jii moom mooy tax ñu xeex feebar bi ci ni mu waree. parce que lenn dama xam ne il faut que mu leer suñu wax stratégie de prévention et prise en charge dafa am lenn lu nga xam ne moo ci gën am solo nee nañu mag ñi la kii bi ni ñu gën a la mbas mi di gën a sonal maanaam ñi nga xam ne am nañu 60 ans jëm kaw. ñu ne am na ñu nga xam ne dañu am par exemple diabète xam nañu à peu près ci ban diir ak ban anam nañ ñoo am affaire u diabète am nañu centre naka lañ ko tuddee centre bi nekk recommandé donc centre couleur yooyu yëpp taxaw nañu pour jéem a xam exactement ñun natt ñi nga xam ñoo am affaire diabète Sénégal ñu ne léegi ñeneen ñi nga xam ne am nañu situation à risque mooy ñi nga xam ne dañuy am hypertension xam nañ ko ñan ñoo nekk ay problème hypertension ci Sénégal di gën a am solo mooy lépp lu nga xam ne yaa ngi koy def ci mbirum xeex mi ci mbas mi il faut nga samp ko ci suñu aada ak suñu maanaam kattan ci biir gox yi nga xam ne ak goxaan yi nga xam ne nit ñi foofu lañ dëkk maanaam tey su fekkee da nga ne da nga bëgg xeex kii bi te yow amuloo ay centre de dépistage centre yi nga xam ne dina mën a permettre au moins nga mun a xam kan moo am Covid am na ko amul parce que tey booy xool nga seet ne fii tey li ñuy fay pour test yi 40 000 ngay fay pour def test 40 000 kan moo am 40 000 te yaa ngi dem defi test lu tax duñu def ay centre de dépistage volontaire et gratuit sur la Covid xaalis bi ñu jël 1000 milliards yeeg ak 3000 milliards yi nga xam ne dañu koy def suñ ko defoon def ko au niveau des quartiers nga xam ne centre bu nekk di nga am fu nga xam ne soo nekkee mag yow dinañ jéem a topp xool la seet su fekkee jéem a seet nag la ñu aare yow ci feebar bi loolu nekk na lu nga xam ne lu am solo la maanaam nañu delloo cëru ñi nga xam ne ñoom ñoo yelloo xeex bi nga xam ne mooy ñu ci mbirum mbas mi yelloo ak xeex bi nekk ci mbas mi moom mooy nga xam ñan ñoo ci gën a sonn ñan ñoo ci mën a jànkuwanteel ay jafe-jafe ñooñu nga jéem a seet naka lañ de mun a aare mais du rek taxaw ne yaa ngi jël mesure état d'urgence booy pare ministre bu nekk di nekk décliné di wax yow ni nga ko bëgg defee nañu wax ne dëgg Sénégal métti na méttiwaay bu nga xam ne ndaw yi xamatu lu ñuy def xamatuñ fuñ jëm suñ demee ba di def affaire mbëkk mi xam nga ne ñun ci dañuy jaaxle. Ada Pouye maa ngi lay sant di la gërëm may fàttali ne yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllu coordination humanitaire. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché, et bien plus encore. Ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax sa xalaat. tey nag samedi la amul tem sopp nañ ci muy gàtt loo ci tegu ci tegiñ sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay nuyu di la déglu sëñ bi. Alaaji Malick ñu ngi lay siyaare bu baax delloo ziar bu baax sëñ bi. di siyaare waa Sud FM gépp sama ñetti oustaz foofu ma leen di siyaare di leen ñaan gudd fan ak wér ak xéewal. liñ ci wax di leen ñaan bu baax ñu continuer ñaan ci mbas mi ndax mbas mi moom bari na lool yokk nag kaa yi bari nañ ñu gën a ñaanal daal sama borom jëlee ko fi te delloo ko gannaaw bu baax. te nit ñi nga xam ne dañuy génn guddi di jàppanteeg alkaati yi daal man teguma leen ay nit ñoo xam ne nit ñu wér lañ parce que vraiment li nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ak mbas mi ni mu garaawee bu fekkente ne jël nañ ay mesures yi nit dañ koo respecté ndax ñi ko jël bëgguñu loolu nit ñi am jàmm wér ndax boo amul jàmm wéroo yaakaar naa doo mën a liggéey du doo tal dara doo tal sax loo lekk kon donc ñi nga xam ne dañoo wàcc ci guddi gi di xeex alkaati yi man li ñuy def rafetlu ma ko te rafetlu ma ko àll te nag nañ ci jël ay mesures yu wóor ndax am réew boo fa nekkee da ngay respecté ña ko jiite mais am na yoo xam ne dafa jaaduwut lan la ñuy wàcc ci mbedd guddi naan da ngay xeex ak ñii ku wër fa kuy dox kuy xëy di wut ba 9h soo amul li nga am du ko am da ngay dem ñibbi bu suba ak jàmm comme jamono ji dafa saase bu dara xewul nit ñi dañ naan fanaan dox boobu set kenn mos am dara
président moom nit ku tëdd 8 heures ku tëdd 9 heures lay li mu bëgg mooy réew mi ni jàmm réew mi nekk ci jàmm nit ñi wér loolu la soxla boo gisee ñu def ko wër fa loolu la mais deful ko wër fa pour dëri leen wala pour koñe nit ñi wala pour dara mais nit ñi nañ ko jàngate noonu ba ñu topp ñi nga xam ne dañuy dramatiser ay wax di yàq di jaxase lu président rek ñu ne du noonu mosuñu ànd ak moom te duñu ànd ak moom mukk it suñu borom a ko fi teg ci moom rek moo ko fi mën a jëlee kon boog dañoo war a rafetal ni ñuy doxee mbir mi am réew mënoo ña ko yor di ko say di ko sàmm di ko aar militaires yi ni ci volontaires yi di la tax dina la guddee bëccëg bu ñu ñëwee ne la demal nañ def nangam nga ne loolu du ma ko def loolu yabaate la te kuñ ci jàpp dañu laa war def comme criminel dem tëj la 10 ans ci kaso bi parce que loolu reewante la daal teguñu ko fenn amul menn réew muñ ko mën ñemee def loolu mooy lan ñii li ñuy dogal doo ko def fañ lañ ko teg ñëpp a ci war a ànd defal doo ko ñu xeex jàngoro ji ndax mu jóge fi ndax jàngoro ji garaaw na ñi nga xam ne dañuy attaqué naan kilifa diine ñoo war a wax ak président daa war a dem ci kilifa diine lu wuti kilifa diine liñ mën lépp ñu ngi koy def boo xoolee suñu mën taxaa mu takk mag xam nga ne boo bokk ci war nga koo takk boo bokk ci war nga koo takk jërëjëf mbokk moomu 88 la 628 98 98 ngeen tey tey nag samedi amul thème sopp na ci muy gàtt bu pare tegul ci teggin asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam Mbaye Kane moo di jaar fii ci Dakar. Mbaye Kane. Mbaye Kane ñu ngi lay déglu waaw. waaw ma ne man daal affaire couvre-feu bi. d' accord ma si. dama d' accord mooy ñu obligé ñëpp sol masque képp ku génn sa buntu kër bëccëg comme guddi nga sol masque. mais bàyyi ni ngi dox parce que microbe bi xamul guddi xamul bëccëg te nit ñi toll nañu suñu dool toll boo xam ne ñoom ñi jiite réew mi xamuñu ko ñoom seen dépense dafa doy ñu denc ba denc bitim réew. ñu jiite ko añ door real suñu dëkk doo il faut ñu xam loolu les gens sont très pauvres il faut ñu may ñu ndoy loolu la bëggoon ñu bàyyi daal obligé masque obligatoire boo génnee ñu bàyyee bul jaay boo sol masque ñu jàppal nga fay 5 000 francs gis nga sama affaire yi financement Pastef bi ñu defoon léegi bu yàggul nemmeeku maa ngi di félicité bu baax a baax di la ñaan nañu def nemmeeku 2 bi ñu ko defee mooy inscrire xale yi amul carte d'identité képp ku am 10 ans ci réew mi Ndar ba Kédougou Bakel ba Oussouye Ndakaaru ba Tamba na ko Pastef dox inscrire leen parce que les jeunes sont majoritaires en Ndiaye yaa ngi may dégg mooy les jeunes sont majoritaires. waaw yaa ngi dégg. bu baax. waaw les jeunes sont majoritaires Pastef nag dañoo ko gëm ñii seen discours dafa périmé le discours de la PR là. ak ñu mu àndal. dafa périmé. moo tax dugg seen noppi xale yi dafa périmé nga discours périmé kenn du ko dégg moo tax lu ñu wax mu am problème pour jàll sa réew mi il faut ñu xam te ne boo doon wax dëgg loolu sa waxtaan sax ñun. Pastef nag mënuñu ko combattre en aucune manière ñoom fi la Arouna daan financé depuis le Gabon ak ñeneen ñu ngi lekk di fay di wàngoo te ñu bu ko bañ ana démocratie gis nga un Sénégal qui est à Berlin un Sénégal qui est à Thiaroye les Sénégal yi moom contribué pour le parti parce que dina def lépp a leer ñoom nag dañu ngi leeru ana bu koy dëri ak les faux billets ba financé affaire ak faux billets ana bu koy dëri ndax mooy gën a wala moo prison est-ce que financé wul affaire ak les faux billets 88 628 98 98 nga defee tey nag samedi la amul thème. allo. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah asalaamaaleykum. Maodo Malick. waaw. Ibrahima Ndiaye Pikine Garaay moo lay nuyu. Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay déglu. ñu ngi santal suñu borom bi tabaraka wa taala di julli ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam. di siyaar sëñ Abdou Karim Mbacké ak Cheikh Mahamadou Rafael Mbacké di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan Sénégal yëpp. li may njëkkee mooy chauffeur taxi yi li ñu may yóbbante ci impôt et domaine bu Guédiawaye xale yi jigéen di fa nekk dañuy xëcc war a ñëw fay seen i droit dem seen yoon ñun tokk di njëkkee ke émaillé ko parcelle ba 11h ba ñu di fa xool ba daan fa xeex may ñaan nag ki jiite impôt domaine loolu na ci taxaw parce que lii lépp mooy rek Ibrahima Ndiaye lañ far mu jël ay mbokkam fal teg leen fa ñuy liggéey def maata yi mais xam nga ne ak liggéey administration 8h ba 9h10 nit ñi taxaw yor seen i kër war a fay ngeen lank di émaillé ko xeesal ko parcelle lank ba xuloon fa am loolu maa ngi ñaan ki yor impôt domaine ak Guédiawaye na ci weete xam ne yebal na yeneen di yoo xam ne ñu ngi dugg ci seen biir di lii ñuy wax ndax dëgg la wala déet lépp na daañu ko firme parce que ba vidéo xewee kenn sonnatu beneen bi ci mooy wàllu mbas mi moom ku ko waxul da nga ko joxoñ bu fekkoon ne Sénégal yëpp man ko nañ di takk masque ñëpp mën nañu waxi seen soxla lu ñu am benn problème mais déer bopp gi nit ku ñuul déer bopp man mooy sama problème ba yàlla jox teraanga ji naari yor alal jurul jeex tubaab yor xam-xam yi nit ku ñu dëkk ci moodu moodu wëndeelu taxawàllu nit ku ñu lañu war a laaj lan la def yàlla mais kii déer bopp mës na ko ñi fi yore masque ku ñu ko takk sab jënga way takk ñi takk ko seen sikkim di defement tey mais vraiment mbir mi ku waxul da nga ko joxoñ ñi ma ko war a wax ak ñi ma ko war a réewande am nañ ci bu fekkee ne yow nekk taalibe mun nga sa xale bi sax takk masque wane ko ñëpp teg ci seen bët mais xanaa kon li ngay wat dëgg doo takk masque bu fekkee ne ni nga tijaan ngay wóor sëñ Babacar Mansour def ko pourquoi
fois ñun ñu dër bopp gi man dal ko état Sénégal fi mu teg tànk bu mu ko teggee benn bi sa xal yu jógee Louga jëm Jolof bëgg nañ ko ñu ko defar ak xal yu bàyyi ko Caamen jaar Ngaanaar Sam Yabal dem ba Mbadiane dem Touba bëgg nañ ko godron bu ñuul kukk maa ngi ñaan ñu dimbali ñuy jàngal wax ak ñi ko jàngale rawatina daara Kokki tey wax na nag waa Louga nañ góorgóorlu ci maire bi ñu jël ko ci loxoy waa ji teg ko ci yeneen loxo yu ko mën a yor jërë ngeen jëf. jërëjëf Ibra Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi jël déglu sëñ bi. Alaaji Malick na nga def. sant bu baax. maa ngi lay nuyu di nuyu Alioune Badara Socé moom man la Alaaji Saasi Mbuub. ñu ngi déglu monsieur Saasi. waaw ma ni Alaaji Malick. waaw. ñun de dañu nekk benn état de droit. am ab république. république bi nag dafa am ay doom yoo xam ni dafa dañoo nekk ay ndawam. mu di ay gendarme ak ay policier. bu ñu jógee rek seen mission mooy dañuy jóg pour maintenir l'ordre. dañuy jóg rek pour maintenir l'ordre. dama bëgg Sénégalais xam loolu. di waxit ni ñoom li tax a jóg rek mooy sécuriser les personnes et leurs biens. def de sorte que les citoyens mën a respecter les lois et les règlements en vigueur de ce pays. te saa yu ñu jógee rek ñu teg seen kaw. di leen gaañ di leen xaañ teg ci seen kaw dem ci seen suñuy seen bërëb liggéeykaay di ko taal maa ñu di leen songu may ñaan loolu pour lan loolu lu tax citoyens yi nekkee loolu ci Sénégal may ñaan ñu appliquer la loi dans la rigueur démb nag la ma waxoon laay waxaat yow xale bu góor bi ne ci sa kër baay sa baay mag la sa ndey mag la ngay manifester jë ëpp bu kër baay sa baay di ko noyyi mbaa sa ndey di ko noyyi yow doo yokk jàngoroom da nga yokk jàngoroom te man ñëpp dañuy dund ak i pathologie loolu doxul am réew man nag démb lii laa waxoon rek pour defar rek moo ma tax a jóg man du ma wax lu ñaaw su ma waxee rek am sama ginnaaw am yambar bëgg maa jaxase ak Sénégal waaye mënu ko wasalaam jërëjëf. jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la déglu sëñ bi. El Hadj Malick. sant bu baax sëñ bi. ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare. delloo siyaare bu baax a baax. la masawu coono. sant waaw. ndaw ma la ñuy wax bool la. bool ñu ngi lay déglu waaw. xam naa di wax ci réew mi rek. ngir xale yi ndaw yi. ñu gën a dellu si seen ay xel. xam ne li leen mag ñi doon wax démb ak barki démb. waaw du dëgg. lii ñu leen di wax tey mooy dëgg. tey am na ñuy wax ne xale yi nañu toog soo dellusiwaatee Maodo Faye. li nga xamee moom lañ doon wax 2012 2013 fi nga ne lii du nit ñi lii rek moo yàq réew mi leen yàqu ko dama wax ne keroog bi ñuy dóor Fodé Ndiaye fii. ci centenaire ay birig ba mu sedd. autorité ya nga xam ne ñoo ko doon dóor ay birig. tey ñoo yor réew mi. autorité yi doon génn doon wax ne peuple bi na ngeen génn di wax armée bi na ngeen toog su ëllëgee na ngeen ànd ak peuple bi di wax Abdoulaye dañ la fekk ca palais ba tey ñoo yor réew mi. ñu doon dugg ci rajo bi di leen wax ne garab gi ngeen di jëmbat ci réew mi gënut ñu naan le niveau type de Sénégalais le niveau type de Sénégalais anamu tey ma alaaji nañu delloo si xel yi te day wax dëgg. billahi walaay la si man fan yi dégg naa ñoo xamante ne su ngeen delluwaatee ci seen biir rajo yooyu déglu lañ doon wax Maodo Faye di nga ne ñii est ce que jar nañuy wax ashadu an laa ilaha illallah parce que benn làmmeñ seen leen la mën a wax dama wax ne nañ xale yi dellu seen xel ab réew mi santoon Senghor santutoon Diouf santu Wade te du sant Sall réew mi yéen ñii ko yor tey xale yi mën ngeen a dem ba lu ne ngeen yor ko ci réew mi dellu si waat leen seen xel xamante ne mag ñi liñ leen doon wax démb ko tim naan leen taal leen Sénégal gi lakk leen ko topp leen ko fekk leen Ablaye Wade ca pale ba loolu la ñu doon wax ba jëmbat ko seen xel yi dara du ci dëgg li ci dëgg mooy ngeen toog nga xamante ne alkaati bi ngay jàkkaarloo ko sànni aw xeer mën naa am tey su élection amoon yéen bokk ngeen wooteel mën naa am su ngeen bokkee toog yéen a bokk même gis-gis ci réew mi mais day sàmm réew mi te réew mi dañ ko war a sàmm na nit ñi dellu siwaat ay seen xel te takk masque yi te toogaat te transport bi ñi ko yor yërëm nit ñi parce que sonn nañ bees ci loolu waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf mbokk moom 88 la 628 98 98 ngeen dootee asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam ñu ngi lay jëlee déglu sëñ bi Mouhamadan Moustapha Pierre Makhdi Ngom Kaolack ñu ngi lay déglu monsieur Ngom damaa ne ñun ñi bokk ci askanu Sénégal bu ñu amee jafe-jafe pour xeex mbas mi ni mu waree te daan ko wàll ci suñ biir béykat ak sàmmkat di jote ba faat bakkan di ci am dañ war a xam ne topp li neex suñ bakkan bañ a topp li méngoog santaane yoon ci suñuy jëf moo ko fi waral
muy lu ñu warul parce que réewu jaamu yàlla bi ñu dëkk ku nekk dëggoo ci li neex yàlla ni ñu tegul ci yoonu njubadi ànd ak sago bu ñu xiir ci bañ a def li yoon santaane ci waxtu bi mu waree dootuñu dal tooñ buy indi fitna bu juree musiba ci sago kat tàmm yore gànnaay la bàyyee ko te boroom tool gis nañ ne bu ay nag wala xar mbaa bëy duggee ci toolam yàqate ko boroom yooyu jur bu leen sàmmoon ni mu ware du ko indil tooñ bu mu tooñ ndax tool du jóg dox fekki jur alors que jur day fekki tool dugg ca yàq ko xeex mbas mi état bi yore taxe yi ñu war a àndee booloo nekk benn ci nangoo topp yoon bi war day yegg ci daan Covid-19 moo ñu ci war a jiite kon mënul nekk yoon état bi jël dogal ci couvre-feu partiel ay citoyen bañ koo nangu ay joteeg moom intérêt généralu askan bi nañ xam ne nekkul ci xeexoo suñ biir waaye ci àndandoo di jëf lu baax luy jëriñ askan bi dong la nekk ñu war cee góorgóorlu diil wala mandi moom yóbbuwuñu ci joxe suñ xalaat ci émission bii ndax suñ xaalis lañ ciy dépensé te kenn mayuñu ko kenn saraxuñu ko kon nag 88 le 628 98 98 ngeen di wootee asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu ngi lay ñu la déglu sëñ bi ñu ngi lay ziar man la Thiam maa ngi lay woote fii ci Italie voilà maa ngi bëgg a wax ci mbirum mbas mi allo maa ngi lay dégg bu baax a baax voilà mbas mi xam nga lan moo ñu sonnal sëñ bi mooy que tey Sénégal ñëpp tey ay président lañu ñëpp tey ay ministre lañ ñëpp tey ay député lañu da ngay gis koo xamante ne xam-xamam mu ngi jëm ci wàllu alors lan moo tax ñëpp nekk député ñëpp nekk président c'est parce que da ngay gis ñoo xamante ne dañuy tax bëgg a taxaw taxawaayu rôle président réew dafa am président dafa am ku ñu jiital moom mooy wax li nga xamante ne mooy doxal réew mi mais da ngay gis koo xamante affaire mbay la jàng mu bëgg a wax mu bëgg a taxawaayu mbirum napp mënta nekk ku nekk secteur bañ la jox nañ la ci bàyyee kii journaliste la kii daara la yor kii président la kii gouverneur la mais loolu xamatuñu Sénégal lan lay niroon mbas mi lu am la tey li ñu am ci ay cas musuñu ko am démb maa ko wax oustaz Alioune Mbaye fii ci Italie ñoom amuñu problème bi ñu am ñun tey président bi bu xesee bu wax du pape bi du opposition bi du keneen ñëpp ay ànd ak moom mais ñun président bu waxee kële nii la ko gisee kii nii la ko gisee te it gis nga lii xew nii buñ ci jógul du baax fi ñuy wax ni tey am na ay ceet yu am na ay ngénte yu am na sax ay jàng fu mu am président bi li mu mënoon mu ngi koy def ci mbas mi ñëw na wax na nee na lii ak lii moo am fii lañ toll nii lañ koy moytoo nañ ko respecté mu jeex mais su fekkee ne ñu yaakaar na lii moom intérêt la et puis lii du intérêt la moom défaite lay doon ëllëg ci moom parce que lii day daaneel économie réew mi donc amul benn intérêt di téye réew mi pour ñu bañ a génn dem di liggéey te ku yeewu 6 heures du matin ba 6 heures ci ngoon wala ba 7 heures mais boo ci génne ak sa wërsëg yàlla mën na la jox loo indi sa kër leen li may ñaan président rek mooy bu ëllëgee nag buy joxe décision yu mel nii na joxe 3 ou bien 4 jours avant mais bu dee da koy prolonger moom jarul muy aviser parce que déjà xam na mu ngi nekk en cours ba pare mais bu dee la première fois bi mun na ni fii ak 2 jours 3 jours à partir de 21 heures kenn du génn. jërëjëf. jërëjëf mbokk moomu 88 628 98 98 ngeen di ote tey nag samedi la amul thème 88 la 628. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. yéen lay jël déglu sëñ bi. El Hadj Malick na nga def. sant bu baax a baax a baax. waaw Mamadou Diop la AIBD. Mamadou Diop AIBD ñu ngi la déglu. waaw na ngeen def ça va. alhamdulilah waaw ñu ngi leen di nuyu Saati Mbow moom génn ak Ibrahima Ndiaye ginnaaw Ndiaye seen xalaat yi rafet na trop. le problème bi itam mooy taxi yi nga xam ne dañoo nekk AIBD. comme avion yi arrêté gul. dañuy wàcc clients yi dañuy am ay problème kilifa yu bari wax dëgg yàlla jàpp nañ ci. ba wax ne taxi bu clients yi wàccee nañ leen yóbbu ci dëkk bi. ñu bari am nañ ci kii. mais comme loo xam ne ay décret rek yooyu day war di génn pour mën laa jox papier yu gën a valable pour nga dox ci
buñ leen permettre léegi pour ñu mën a yóbbu clients yooyu taxawal ci aéroport bi. bon léegi itam ñeneen ñi ci des ne xam ne ñoo nekk ci mbedd mi nañ leen di gën a dimbali ñu ngi leen di jàppale bu baax ndax ñu ci gën a bari 90% yëpp. dañuy arrêté taxi yi laaj leen dañ leen di bàyyi ñu dem mais am na ci ay quelques personnes yu leen di laaj problème ak yooyu. donc léegi nañ leen ci jàppale bu baax a baax. mooy comme itam ni ñu ko waxee ci côté état bi rek ndax li ñu gën a sonal. du sax xale yi du waa peuple bi du woowu li ñu gën a sonal mooy borom xam-xam yi nga xam ne bokkuñu ci état bi ñooñu ñooy influencer nit ñi ndax buñ ne France day def couvre-feu Sénégal ci moom lay ron mais yow ci cas yi rek fi mu ne mën nga cee àtte wu ne Sénégal royatul kenn dafa war a jël mesure boppam ndax buñ demee bay am ay 300 contamination ci journée bi loolu moo obligé pour ñun ñu war a dem couvre-feu. loolu la ñoom ne nit ñi nañu bàyyi ñi am xam-xam ba pare nañuy kii nit ñi nañ leen di wax li nga xam ne nii loolu lañ leen war a wax mais di leen yokkal ay problème di leen kii dem tëdd sa kër te yow say doom du fa dem yow doo fa dem baal ñaq jërë ngeen jëf waay. yéen nga baal ñaq ñu jël auditeur bu mujj bi 88 628 88 18 yooyu auditeur mujj bi sëñ bi ñu ngi lay mel ni kooku antoogul soosé 88 628 88 18 88 nga raté sëñ bi yaay auditeur mujj bi ñu ngi lay nuyu jëla déglu allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. CRFM Moustapha Seck Taïf. Moustapha Seck ñu ngi lay jëla déglu waaw. Alaaji Malick Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar baax Seck. di ñaan jàmm ci réew mi. amiin waay yàlla na ko defal. man de ci wàllu wér-gu-yaram laay wax. maa ngi lay woowee village bi ñuy wax Taïf Tekeen commune bu Ribot Escale. nekk ci département. Koungheul. Koungheul waaw. commune bu Ribot Escale. mais jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram bi gën a métti mooy. ñun am nañ poste de santé. waaw. li ñu daan seet ci jamono yi passé muy depuis nguuru Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade dafa am garab yoo xam ne dañ ko jarlan dañ ko poste santé yi dañ ko daan garder. léegi nag depuis ba couverture maladie universelle amee ba léegi nii loolu dafa dañ. ordonnance bu ñu la bindal. pour nga am garab bi jafe-jafe la ndax léegi pour nga gis poste de pharmacie bu am garab dëgg-dëgg différence bi 60 kilomètres la. 60 kilomètres pour nga gis pharmacie bu am garab. waaw. léegi yow man par exemple lundi boo xëyee dem hôpital. waaw. ñu bind la garab horaire bi départ na. waaw. suba ngay amaat temps pour yóbbantal horaire bi suba ci ngoon nga soog a jot garab bi. xanaa côté yi amul pharmacie bala daf leen sori. waaw dama lay jox exemple rek léegi wala. waaw. man sama téléphone am na WhatsApp. waaw. ma photo ordonnance bi envoyé ko sama mbokk benn Koungheul. waaw mu jëndal ma garab bi mu tegal ma ko horaire bi mu ñëw bu dul loolu. jafe-jafe bu métti la. te léegi fi ma nekk am na dëkk yu ñu xare ci gannaaw. waaw. ay Louga yàmm Maodo Murit Daaru Mus ñooñu amuñu moyen boobu. état bi wala da ci war a liggéey. pour nga gis pharmacie bu am garab diggante bi 60 kilomètres la pour nga gis tëri. tëri 60 kilomètres. suñ poste bi am na ambulance mais xam nañu ambulance bi du fi yàgg ndax yoon bu bon te itam ambulance bi waa dëkk bi. suñu waaju baax wax dëgg yàlla moo ñu baaxee ambulance mais du état. ñu koy wax Madiama Seck moo fi def liggéey bu rafet. ambulance bu bees pour la mais nag ambulance bi ragal naa du fi yàgg ndax ambulance bi yoon bi moo bon boo xam ne amul benn mbon nga daal kenn mënu la ko wax. te diggante 60 kilomètres ambulance bi ci dem ak ñëw ci yoon boo xam ne baaxul. wax dëgg yàlla day gaaw a yàqu. kon état bi moom côté boobu wax dëgg yàlla nañu si dimbale bu baax a baax di wax itam nag. wax ji bëri na ci réew mi loolu waaye li ëpp solo. waaw. mooy njiitu réew mi na wane bon exemple rek bu ko wanee rek réew mi jëm ci kanam. mais tant que nag moom mi jiite réew mi image yi ñuy gis ci moom mais wax dëgg yàlla rafetul ci njiitu réew loolu bokk na ci li yàq réew mi na wane bon exemple rek bu ko wanee rek réew mi tege ci yoon. jërëjëf. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. yéen itam di sant di gërëm ñu oote woon ñëpp di jéggal su fekkee wax nañ fi loo xam ne du noonu ñu sant Alioune Badara Sow mi nekkoon ci wàllu xarala gi 18h Aïssata Gueye Ba jaa ngeen jëf.